Preview. amaat mbégte ak contentement mbokk yi jàkkaarloowaat yéen fii ci télévision Time for Africa ci grand juillet muy nekk journal boo xamante ne dañ ci wax lépp loo xam ne xibaar la moo jot a jaar fii ci semaine bi mu nekk wàllum politique wàllum société waaye tamit éducation ak leneen loo xamante ne sax di ngeen ko nama déglu ma ànd ceeg sama naataango sama frère Momar Seck Momar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Aminata Koor di kontaan bu baax a baax si téléspectateurs yi nga xamante ni ñu tàmm di seetaan samedi bu jot si grand journal ñu nag ñu ko waxee sax rek journal bi nga xamante ni daal daanaka li fi jotoon na xew si ay bés yi dañuy fëddaliwaat askan bi nga xamante ni ñu ngi topp si Time for Africa. li nga comme niñ ko déggee rek xam naa dañuy dem tuuti ñëwaat ngir mën a gën a faram-fàccee ci xibaar yi. xanaa ma bàyyi rek mooman ma daal di tàmbali xibaar yi daal di wax askan wi li fi jot a jaar ci semaine bi. waaw li fi jot a jaar Ami Koor ñu doore ko nag ak wàllum politique ak li nga xamante ni mooy mbirum Sweet Beauty muy bërëbu massage boobu nga xamante ni Ousmane Sonko ak Adji Sarr daal moo lëmbi askan wi moom ki nga xamante ni mooy njiitu Pastef nag xam nga ne defoon ab live si page Facebook am nag di fay addu leeral tamit ci anam yi nga xamante ni moo tax demul woon def lii di signature contrôle judiciaire bi waaye tamit mu fay woo jàmm di woote askan wi ak ñu ko gëm yëpp daal ni daal bés woote ba daal voilà maanaam bés bi nga xamante ne si lañ koy déglu bu kenn dem si tribunal ba Ousmane Sonko ñu déglu ko. mu am lu am solo mooy lu andiwaat coow li mooy nee nañu Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko moom ci boppam def na émission ne leen signé wu ma am na nag lenn ci Sénégal yi essayé lenn ay nit yu essayé nërmal xelu Sénégal yi naan leen dafa respecté wul institution yi moo tax mu bañ a signé ma fàttali ni gis nga institution du ab nit boo mën a téye du ab garab boo mën a laal may wax nag ni bu dee woo nañ ñu te gëm naa ni ci bés yu gàtt la yéen samay soppe yéen askan wi jarul kenn di génn ndax audition kese la jarul kenn di génn naan maa ngi dem tribunal maa ngi def lii maa ngi def lii dossier ba lañ ca yor nañ ko ba noppi dossier bi dafa vide amul dara wax naa leen ko keroog ilaa yow mi diin gisuma ku mën a tëj Ousmane Sonko ci dossier bi ni mel amul. mu nekkoon kàddu yi njiitu Pastef Ousmane Sonko di woote jàmm moom Ousmane Sonko askan wi tamit ñoom it tontu nañ ko liñ koy wax rek ñu bëri dañoo rafetlu dal gi nga xamante ni woote na ko waaye tamit ñuy fexe daal ba li nga xamante mooy wàllum yoon jaar yoon anam gi ñu koy àttee su ko defee jàmm ne ñooy reportage Souleymane Soxna. ginnaaw bi mu doon def live ci page am bii di Facebook moom mii di maire bu Ziguinchor di Ousmane Sonko def na ay révélation ak di indi ay leeral ci jëfin yi nga xamante ni moom la ñu ko toppee rawatina nag contrôle judiciaire bi waaye ñenn ci askan wi ñu ngi rafetlu appel bi nga xamante ni def na ko di woote jàmm ak di ñaan ñëpp bu kenn dem ci jour appel boobu la. appel bi Sonko lancé man vraiment d'accord naa ci kontaan naa ci te gis naa ni lu baax la. parce que loolu moo ñu mën a tax dëkk bi am jàmm te lii am quand même attitude responsable la maa ngi ñaan dëgg-dëgg na ñëpp calmé wu ñëpp xam ni fii moom jugement la te ñu nañu wóolu suñu justice. léegi nag maa ngi ñaan tam justice bi mu def liggéeyam ni mu ko waree mu bañ a parparlu bañ a for fu ne mu mën a vraiment def liggéey bi pour que ku ne xam ni lii lu ñu def nii lu baax la donc loolu la ñuy ñaan pour mu am. waaye nag askan wi ñu ngi xamal ne dossier politique boobu leen nekkul dossier Ousmane Sonko ñoom ñoo koy jël ci ak seeni loxo bu nekkee ne sax woote na appel ngir ñu ànd ak jàmm di moytu ay problème waaw peuple bi ñoom ci boppam ñoom ñooy parce que affaire bi nekk na ci ñoom ba pare te léegi duñu nangu Sonko di yenn yi ñu ko koy teg daal comme état bi ñoom dañuy tàmm politique ci affaire yu mel noonu. léegi bu fekkee ne dañuy dem ba nga xam ne affaire yi kii na kii bi population bi dañ koy bañ daal. justice nag daa war a jël propre responsabilité am ci dossier boobu nga xamante ne dossier politique la ngir moytu ay xiiroo ngaaye bi nga xamante ni askan wi ñu ngi koy yaakaar ne bu dossier boobu jaarul yoon dinañ ko jéem a amal. jugement bi jaar na yoon kenn du ci wax dara mais su amee parparlu su amee suñu gisee nii loxo gouvernement bi mu ngi ci biir su boobaa nag nit ñi duñu d'accord. parce que gis nañ ni def nañ ko Karim def nañ ko Khalifa léegi ñu nar a ñëw encore def ko Sonko parce que opposant la problème la donc problème bi foofu la ko gars yi di wëkk
leader bu Pastef bii di Ousmane Sonko mu war a jàkkaarloo ak justice ci ñeenti fan ci weeru avril bii ñu dëgmal ginnaaw bu mu doon def live ci page bu Facebook mu ngi doon def benn appel di ñaan askan wi ñu dal ci appel boobule acte bi nga xamante ni askan wi rafetlu nañu ko waaye tamit am na ñi nga xamante ni ci askan wi ñoo ngi ñaax justice mu def yoonam nu mu waree ci dossier boobule ngir bañ a indi problème ci Sénégal. Souleymane Soxna di ko jaajëfal ñu des ne ba tey ci wàllum politique ak élection présidentielle 2024 soo moytu nag parti au pouvoir bi ñoom ñoo fay yaataa yumbe li ko waral nag mooy kujje gi ñu ci bëri ñu ci mel ni nag kii Ousmane Sonko Barthélémy Diaz ak tamit ki nga xam ne mooy Khalifa Sall ñoom ñëpp nag yoon da leen tënk soo moytul du ñu bokk nag ci li nga xamante ni mooy élection yooyu askan wi nag ñoom li ñu wax daal nee nañu laata élection yi di ñëw yoon def yoonam maanaam ñi àtte leen su ko defee ñu mën a bokk ci élection yi ni mu gën a gaawee reportage bi ak Barthélémy Koli. bon jamono bu mu toll nii ça dépend de justice bi xam nga justice dafa nekk loo xam ne moom dafa nekk pour askan bi te askan bi ñoom Barthélémy Dias Ousmane Sonko et Karim ci askan bi la ñu bokk mooy ce problème Ousmane Sonko c'est la même chose problème jamono Macky Sall ak Abdoulaye Wade su jamono boobu Macky Sall dafa doon lutter pour l'intérêt de la population sénégalaise Abdoulaye Wade gis ko autrement dañuy créé ko ci problème ñu génne ko ci parti bi population sénégalaise jàppale ko c'est la même chose Ousmane Sonko. nit ki su fekkee da ngay yóbbu dossier bi ci yoon war nga ko wax ne lii nga def moo tax ma def la mais est-ce que dossier yi am na preuve ne lii la ñuy def mu ñu téye leen mais su fekkee dañ leen téye nii rek pour du ñu mën a nekk pan candidat pour daane Macky Sall yàllaa ko fi. Assemblée nationale du ñu fay impôt ñu ne ça c'est une circulaire pour l'État waru ko wax problème boobu moo ko dugal mais ñu dàq ko moom itam mu raam daa mu toll fu mu toll nii Sénégalais ñu jàppale ko pour politique la ñuy desandi ba tey ak poste jëriñ gu njëkk gi xam ngeen nag président junjoon na ko ne daal da ko fi delloosiwaat waaye boobee ba léegi nag xaraas ni fi ndeen ba léegi nag mënu ci yàbbi conseil ministère yi bëri jaax nañ fii ñiy xaar ndax da koy tabbam du ko tabbu waaye nag boobu ba léegi daal tabbu ko loolee nag tax na ba askan yu daal ñeneen daal li ñu mel daal dafa bëgg nag lëndëmal xelu nit ñi loole nag moo tax nag sunu naataango Souleymane Soxna talal waxukaay bi ñenn ci ay sénégalais ñu teewlu ko. benn secret politique bi nga xamante ni Sénégal yi ñu ngi wéyal di poser ay questions yu bëri ci lu jëm ci retard bi ñu nemmeeku ci palum poste bu premier ministre bi nga xamante ni président de la république moo ko annoncé woon ginnaaw bu ñu paree élection municipale yi départementale yi ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi ñu weesu waaye nag remaniement boobu la ñu ngi ko waroon a jëmale ci lu jëm ci wàllum poste premier ministre bi nga xamante ni askan wi nee nañu daanaka président da ko bëgg a politiser. sans dugg ci détail man dama jàpp ne calcul yi muy doon calculer par rapport ak loolu moo pareegul. ci loolu nag askan wi ñoo ngi ñaax président de la république mu bàyyi waxul politique te jublu ci li nga xamante ni moo liggéey te arrêté politique bu fekkee ne tamit day bëgg a fal poste premier ministre bi na jublu ci liggéey. le peuple sénégalais pour un changement bon pour avoir ce changement là on a choisi la personne qui est là quoi on n'a pas choisi la bonne personne. Avec sa politique de la nation, pour la nation, je vois que jusqu'à présent, rien ne s'est fait, rien ne s'est créé. Pas d'emploi pour les jeunes, rien du tout. Concernant le dossier du Premier ministre, c'est purement politique. On n'a pas de personne. Je là, c'est purement politique. Le président de la République veut faire ce qu'il veut. retard bu ñu nemmeeku ci falum poste bi di premier ministre bi nga xamante ni askan wi saa su conseil des ministres amee ñu ngi yaakaar ne dina am waaye nag ñoom askan woowee ñu ngi wax ne président de la république dafa bëgg a politiser poste boobu nga xamante ni moo jëm ci wàllum premier ministre bi nga xamante ni amulu leen benn njëriñ di ñaax président de la république mu jublu daal ci wàllum liggéey. poste jëwriñ gu njëkk gi mooy ki nga xamante ni daal yaakaar nañu ne moom mooy toftalu su président de la république dimbale ko ci liggéey bi waaye tamit li nga xamante ni mooy wàllum fête indépendance Sénégal xam ngeen nag 4 avril bi di ñëw daal moom mooy juróom-benn fukk ak ñaareel bi yoon ñu ko war a féete
bi yoon nag ni ñu ko daan amalee si jamonoy coronavirus bi lay doon ndaxte nag défilé militaire défilé civil du am loolu nag tax na ba askan wi nag di ko naxarlu ñoom nag lu ñu bëgg ne nañu daal comme que corona bi ñëpp a ngi liggéey seen liggéey dañuy waroon a nag def li nga xam ne moo di défilé yi ndaxte namm nañ ko lool ñu teewlu reportage bi ak Elisabeth Tine. Sénégal yi nag feetuñu seen indépendance ci ñaari at yu ñu weesu nii ndax feebar bu ñu woowee Covid-19 looloo tax ñu bëri ci askan bi name nañ feetu indépendance bi feetu indépendance nag daa nekk lu am solo ndax day fàttali génération bu nekk Sénégal pays bu libre la. fête de l'indépendance moom lu am solo la ndax day tax l'ancienne génération di xam toujours que ni kat réew mi ñu ngi moom seen bopp. La nouvelle génération aussi tamit dañuy xam ne aussi ñu ngi ci réew moo xam si ni réew mu indépendant kon loolu benn déclic lay def ci la nouvelle génération kon mu nekk lu am solo. C'est vrai que 2 ans ngi nii fête wuñ ko à cause de la Covid mu manqué woon ñu bare nag manqué réew mi yëpp kon bu ñëwaatee bon dañ ciy kontaan dañ ciy bëgg et puis li nga xam si ni mooy la fibre patriotique aussi da koy gën a yeewaat. ñëpp xam ne kat réew moom ñëpp war a taxaw pour liggéey pour aussi aar ko quoi. situation sanitaire bu ñu dund nii maanaam feebaru Covid-19 bu fa nekk warul woon yàqal ñu feete indépendance bi. man de premier ci man loolu daf ma métti wax dëgg fa ne yàlla en tant que sénégalais nga toog bisu indépendance yàlla suñu borom may la ko kon mën naa ne si at mu jot da nga ko war a feete mais loolu suñuy jamonoy maam ba léegi. amul kenn ku mës a falu ci nguur gi bañ ko def ku dul Macky Sall ñun moom wax dëgg wax na yàlla Macky na fi jógee rek loolu mooy problème bi. pour gën fàttaliku indépendance bi président bi Macky Sall ren dafa digle ni ñu feete indépendance bi sous emprise d'armes maanaam militaire yëpp ak armée yi kese feete ko sans civil yi. voilà indépendance gi moom wax dëgg yàlla namm nañ ko waaye tamit corona bi tamit ba léegi nag gars yi ngi compter ami koor ma bàyyi la nga wéyal laata ñuy jublu si ni ñu koy waxee si faram-fàcce gi. ci faram-fàcce bi la ñuy desandi ci wàllum politique ak kàddu yu ñaaw yi nga xamante ne moom la Éric Zemmour nekk candidat bu jëngante ngir jël nguuru France foofee yëkkati jëmale ko ci askanu Sénégal ya nekk ci France rawatina fii ci Sénégal nee na Sénégal daal daanaka ñi nekk foofu ci xeet ya fa nekk ñoo gën a bandi gën a délinquant kàddu yooyu nag ba nga ko yëkkatee sénégalais yi leen ci yàbbi ak ñenn yi la ñu xam ne rek nee na Éric Zemmour bu xamoon la boole Sénégal ak France yaakaar naa du yëkkati kàddu yi ñu teewlu kàddu ñenn ci askan wi ci micro trottoir Oumou Kalsoum Diallo. C'est scandaleux parce que les relations entre la France et le Sénégal ça ne date pas d'aujourd'hui et on a toujours entretenu des relations normales avec nos cousins français donc comment vous considérez ces propos? C'est du racisme. Et le racisme, c'est pas toute la France qui est comme ça. C'est mal placé, vraiment. C'est du racisme? C'est du racisme. En tant que Sénégalais, en tant que tel, quoi, comme je l'ai entendu, c'est du racisme. Ça m'étonne qu'il en parle, quoi. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Hein. C'est scandaleux. Parce que les relations entre la France et le Sénégal, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on a toujours entretenu des relations normales avec nos cousins français. Donc c'est du racisme. Et le racisme, c'est pas toute la France qui est comme ça. ginnaaw kàddu yu ñaaw yi nga xamante ne nag moom la Éric Zemmour wax nag ki nga xam ne moo teewal Sénégal foofee ca France di ambassadeur di El Hadji Maguette Seye moom nee na nag dinañ ko ci teg ay daan yu métti yoo xamante ne rek dina tax li mu wax nag mu daal di ko rëccu ngir ay leeral ñu ànd ceeg Elisabeth Tine. wax bu ñaaw bi Éric Zemmour wax sénégalais yi tax na autorité yi réagir ci communiqué ambassadeur Sénégal bu nekk France état bi mu ngi ñaawlu attaque boobu ci ay waxam El Hadji Maguette Seye mu ngi informé que Sénégal dina def ay action yu xaar pour monsieur Zemmour rëccu wala justifier waxam. Éric Zemmour nekk candidat ci élection présidentielle France ci benn waxtaanam jàppe na sénégalais yi comme ay bandi yu ñu war a génne France ambassadeur Sénégal bu nekk France gis na ni waxu Zemmour
Zemmour ay waxu racisme la xeex communauté sénégalaise. El Hadji Maguette Seye jàppee na monsieur Zemmour comme ku yàgg xeex sénégalais yi nekk France ndax 13 mai bu passé ci benn émission bu tudd face à l'info chaîne CNews monsieur Zemmour wax na que trafiquants yi nekk France ñëpp ay sénégalais lañ. Candidat à la présidentielle française de premier tour ñu waajal ko le 10 avril bi di ñëw. Zemmour mu ngi jagle campagne am ci politique d'immigration ci M6 nee na day def saay bu mu nekkee président benn ministère buy dàqee pour étranger yi ak ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi France te dëkk ñu ci réewu France. jërëjëf Elisabethine dañuy ànd ak Amnesty International Sénégal ak Ligue sénégalaise des droits humains ñoom nag am nañ ndam ci kaw ñii di état bu Sénégal ginnaaw bi nga xamante ne ñii di waa CEDEAO daal nañ joxe dëgg ci arrêté Ousmane Ngom bi nga xamante ne moom moo fi nekkoon jëwriñ bu ñu dénk wàllum kaaraange réew mi ci arrêté bu mu doon amal tax ñu bëri ci askan wi mënuñu woon def seeni manifestation waaye tamit ku amee woon jafe-jafe doo ko mën a def nan la neexee ñii di waa CEDEAO nag daañ nañ ñaax nguuru Sénégal mu fexe ba indi leen par rapport boo xamante ne day wone exécution boobu ci délai wu ñetti weer naka noonu ñi di Amnesty ak Ligue des Sénégalaises nee nañ nag ginnaaw xeex bi nga xam ne xeex nañ ko ba am ko dinañ amal ab conférence de presse ngir gën a indi ay leeral ci wàllum boobee. ci wàllum Amnesty la ñuy desandi ba tey nag amaloon nañ ndaje foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ndax xam ne foofee manifestation yi dañ fay am waaye nag lu bëri day am ay jafe-jafe rawatina yenn yàqu-yàqu yi nga xamante ne dañ koy nemmeeku tax na nag ñu fay am ndaje ngir ñaax étudiants yi ci naka la ñuy def ba amal ay manifestation te du am ay jafe-jafe ñu teewlu kàddu ki nga xam ne mooy Mohamedou Diagne moom la ñu tab mu nekk chargé de programme Amnesty International foofee ca université Cheikh Anta Diop. justice liberté manifestation moo du saay boo amee ay manifestation ci campus yi ci biir université yi du Dakar kese waaye ci université yi yëpp nekk Sénégal dañu constaté ni dafay am ay scène violence léeg-léeg day indi ay nit ñu faatu wala bokk ñi gaañu moo waral kuréel gi di saytu ak yelleef ñu jël seen motuwaay ngir li ñu mel nag di bañ a am ci biir université yi moo tax ñu organiser débat yooyu di ci woo ay experts droit yi seen xam-xam màcc ci loolu ngir ñu expliquer étudiants yi ci wàllu liberté manifestation. mi ngoog Momat mu nekkoon kenn ci ku ñu tabb ci wàllum Amnesty foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu doon waxtaanee ci wàllum manifestation boo xam ne dinañ ko amal te jafe-jafe du fa am. waaw loolee lu xam naa lu am solo la ndaxte buñ nekkee réewum démocratie moom da nga war a manifester wu wane sa naxar ak ànd ceeg loi bi tamit waaw donc je pense que ni du yomb parce que yenn saa yi da ngay gis ay manifestation yoo xamante ni yaakaar naa ne jaru ko am na manifestation yoo xamante da ngay yàqal nit ki ci li muy liggéey imaginel ngay def manifestation fi nga war a manifester am na koo xam ne mu ngi war a xëy liggéey normal nga yàqal ko mooy parfois moo tax ñuy lànk ne manifestation bu mu am mais tamit dans un pays démocratique je pense que ni vraiment da nga war a ñaxtu ci nu mu gën a rafetee nga dem bind sa lettre ñu accordé la ko nga dem ñaxtu ki ngay li ngay ñaxtu ñëpp gis ko télé yi wane ko après jamono ñooy nga demaat ñibbi. voilà donc le droit de manifester donc est légal dans un pays démocratique waaw. dañuy wax tamit yaakaar naa ci mbirum audition Ousmane Sonko bi yaakaar naa ne moo gën a nekk mbir ci wàllum politique xam nga ne moom bi ñuy jàppee ni dañu ko war a déglu ci après indépendance bi muy après 4 avril moom laata loolu dafa génn def ab live ne. moom bëgg na ñu maanaam ñu déglu ko nu mu gën a gaawee maa ngi dégg sax juróom-benn fan ci weeru avril waaw mais nag am na journaliste bu bind ne Ousmane Sonko est au-dessus de la loi parce que moom wooguñ ko sax muy fixé jour boppam donc pour dire que voilà Ousmane Sonko live bi tamit gis nañ ci ne mu ngi si woote jàmm donc loolu rafet parce que gis nañ jéeye yi amoon ginnaaw bi ñu wootee gune yi fekk si leen si la moor yi am tey bu ñëwaatee mu ne bu kenn ñëw kon dañuy rafetlu kàddu googu su ko defee mu dem wuy ji si jàmm ñu àtte si jàmm après mu dellu si jàmm je pense que ni loolu yaakaar naa lu am solo la. lu am solo la comme moo ko ñaax ndaw yi ak askan wi daal nañ ko déggal. comme daal moo ko ñaan ñu bañ a demee suñu xel. xaw ma ñu xalaat daal lenn conséquences yu ma war a jur. ndax li fi amaatoon daal ñu moytu mu bañ fee amaat comme sigim ñaan na ko daal nañ ko déggal. toog ci kër yi déglu ko mu def audition bi ak moom ak juge bi. je pense que moom artu na nit ñi. kon nag moom joxe na kii bi ba pare. te tamit mu ngi dalal xel yi. dalal xel bi mooy.
nee na moom yaakaar na ni lépp li nga xamante ni dañ koy tuumaal loolu amul. donc dossier bu vide la donc Ousmane Sonko moo wax loolu. ami yi ñuy àddu jëmale tamit si 62 ans Sénégal 4 avril bi di ñëw yaakaar naa ne tamit prise d'arme kese lay doon askan wi yaa gis ni ñu ko waxee nee nañu dañoo namm défilé militaire ay majorette yeeg. artistes yi écoles yi génn yëpp dañ ko namm moo tax ñu ñaan nguur gi daal mu fexe daal. balaa le 4 avril mu soppi li mu wax may nee na prise d'arme lay doon. metti na daal ndax xam nga Sénégal dañ nekk ci dëkk boo xamante ne dëkku teraanga la ci en plus dañu am fi aada ak cosaan boo xamante ne dañu ko tàmmal depuis présent yi fi nekk dañ doon gis que ab avril bu jotoon mbedd yi kër yi drapeau Sénégal ñi nettoyé école yi xale yi di def répétition pour mën a vraiment boo mënu ñëw ba Dakar école boo gis dañuy def benn programme donc loolu ñu toog ñaari at yoo xamante ne xëy na mbas mi moo ñu ko jëlee moo tax ñu mënatuñ ko waaye jamono ji yaakaar naan comme kenn ku ne nuñ ko waxee rek yaa ngi doxi say activité je pense que war nañ dellu si waat ñu dundaat li nga xamante ne loolu la Doudou Ndiaye Coumba Rose tàmmaloon askan wi ànd ceeg majorette ñi nekk vraiment fii lycée Kennedy bokk ceeg wane suñu aada ak cosaan ci yenn yi ak anciens combattants yëpp loolu yaakaar naa ne fierté la woon ci ñun dañ doon toog toute une journée di ko seetaan donc buñ toogee ñaari at nag te amuñu ko daf ñuy manqué donc président ñu ngi lay ñaan nga fexewaat vraiment dellu si waat ñu li nga xamante ne mooy 4 avril ba ñu défilé vraiment ñëpp seetaan kontaan daal défilé mbaam ak ay défilé xar yi nga doon gis tamit daanaka loolu yëpp loolu dañ ko namm loolu yëpp léegi ami gis nañ tamit ci ay bés gi ab candidat mu ne Éric Zemmour la tudd foofee sa France yëkkati kàddu yi ñakas teg ñu ko ñun sénégalais yi mais daanaka ñun ñooy bandits yeeg délinquants yi France te bu nekkee njiit dana fexe ba sénégalais yi ak ñeneen ñi jógee fa mu nekk kàddu yoo xamante ni sénégalais tontu nañ leen parce que sénégalais yi ñoom ay kii lañ ni ñu koy waxee. ay jàmbaar kenn du leen ay jàmbaar lañu waaye rab bi waaye kii lañu ay signal lañu xam nga signal da lay ku ko dëgg dootoo ko defati. mu ngoog ay signal lañu boo leen di laal ñu fay ko yaakaar naa waa Égypte duñu ko weddi. donc sénégalais yi tontu nañu ko bu baax te ambassade bi tamit nee na dana fexe def tout pour am ay daan je pense que ni loolu xajul diggante Sénégal ak France. yaakaar naa Éric Zemmour dafa xamul le lien bu ñu lié ñun ak France bu du dara sax na xam ne moom li ko lié avec la France moo ñu lié ak la France parce que colonisation moo ñu lié ak France moom tamit colonisation moo ko lié ak France parce que il n'est pas français mais il est algérien donc boo xam ne mélange français la donc tey bu yëkkatee kàddu yooyu jëmale ko ci askanu Sénégal te c'est pas la première fois parce que njëkkoon na ko wax le 13 mai ne sénégalais yi ay tuxkatu yamba lañ ay jaaykatu drogue lañ donc bu ko yëkkatiwaatee wax ko xëy na teg nañu foo xamante ne ñun xëy na defuñu ko mais nag comme ni ko sénégalais yi naqarloo moom gis na ko ak xëy match bi am ak yéen nii yaakaar naa ku cokkaas Sénégal da ngaa xamut fi nga toll donc comme ambassade bi nee na vraiment dina ci jël ay matuwaay ndax dinañ ko porter plainte en plus dinañ ci def ay poursuites judiciaires su boobaa dañ koy topp ba mu xam ne ñun duñu réew boo xamante ne vraiment du n'importe qui moo ñuy cokkaas voilà donc xam naa ne moom cokkaas boobu sax dafa fàtte ni dafa fàtte ñoom France dañu jël si woon suñuy maam yóbbu leen pour ñu mën a gañ a xeex ba ñoom ak Allemagne mi ngi noonu donc loolu leçon la pour Éric Zemmour Amnesty International dafa mel ni dafa am ndam ci kaw état bu Sénégal ginnaaw bi mu porté plainte ci arrêté Ousmane Ngom boobu doon interdire maanaam tere wàllu manifestation surtout si bërëb bu mag boobu fii si Ndakaaru mu mel ni CEDEAO dañ ko mujj nangul ba CEDEAO tamit artu état bi jox ko ñetti weer yoo xamante ni mu jox ko rapport pour ñu mën a fexe ba askan yi ñu leen neex ñu manifester. voilà donc ñoom xam nga rek dañuy nekk ci àq ak yelleefu lépp li nga xamante ne tegginuwuñ ñoom Amnesty ak Ligue du Sénégalais des droits humains yu xeex bi nag sonn nañ ci yàggoon nañ ci waaye nag mujj nañ am ndam ndax ñi di waa CEDEAO jox nañ leen ndam ci kanamu état bu Sénégal te boo nekk ne arrêté bi nga xamante ne moom la Ousmane Ngom bu nekkoon ministre de l'intérieur ba woon lu mu fi defee woon dafa daal di dafa violé woon daal maanaam circulation ak expression nit ñi ku am sa jafe-jafe war ko wax doo am droit naka noonu ne tamit ñoom CEDEAO fexe nañ ba joxe nguuru Sénégal diiru ñetti weer goo xamante ne daf koy defaat rapport d'exécution bi nga xamante ne moo soxla arrêté boobu waaye ñii di waa Ligue nag nee nañ fexe ba amalaat ab conférence de presse ngir gën a indi ay leeral ci wàllu wooye parce que ñu bëri demoon nañ sa ba di ko fàtte léegi man lu ma jaaxal mooy CEDEAO moom am na droit dafa am droit boo xam ne droit d'ingérence lañ koy wax mu dugg bi Sénégal ne ko lii ngay def forcément man moom ma jaaxal parce que li ñuy waaj a wax nii nguur gi su fekkee moom boppam dëggintaan dëgg la da ngay bokk ci banqaas nag mais banqaas bi yenn saa yi xanaa nag du téye sa nopp ne la chaque fois lii ngay def
parce que yaa ngi fàttali ko parrainage bi nii la fi woon. bul def parrainage toog fële ne Sénégal bul def parrainage. te effectivement mu toogaat fële ne seen arrêté boobu ngeen di wax ne yenn saa yi fi ngeen di manifester wu baaxul bu leen ko def. donc je pense que ni war nañu xoolaat mbir yi de. war nañ ko xoolaat ku xoolee mbiru Mali kese rek xam nga foofu. parce que Burkina Faso sax ñoom it am na lu leen CEDEAO dañu lànk ñoom nee nañu duñ ko def. su yàggee tamit day mel ni moom moo ci bopp donte si bànqaas bi nga bokk mais tamit day métti ñu àddu jëmale ci protection jigéen ñi Ndeye Saly Diop Dieng muy jëwriñ gi ñu dénk wàllum aar xale yeeg famille ak tamit jigéen ñi moom bi yoon mu ngi def focus maanaam duut baaraam ci xale jigéen yi nga xamante ni dañoo nekk ci école yi ñu trompé leen soit amuñu ñu am jëkkër soit amuñu jëkkër ñu trompé leen ñu ànd ak seen i ëmb yenn saa seen jàng jaare fa yàqu bi yoon nag ñoom lay jàppale ci discours bi nga xamante ni def na ko démb yaakaar naa ne lu tamit lu am solo la. lu am solo la ndaxte jigéen mooy société jigéen mooy àdduna te luy cas bi nga xamante ne moom la gën a souligné mu nekk jigéen yi nga xam ne dañ leen tooñ ñu nekk soit ci école yi wala ci ñenn ku ci am loo mbir moomu rek vraiment conséquences yi yaa koy subir ndax doo gis ku la jàppale soit nga am ay parents yu compréhensif jàppale la waaye ki nga xam ne moom moo def le principal responsable day daw responsabilité donc la fille day sonn di wër kan mooy papa yi doom bi donc il est temps Sénégal jóg ci loolu parce que nit loo def rek war nga jël sa responsabilité te jigéen xëy na ak lu mun a am rek dañ ko war a suturaal dañ ko war a jàppale donc li muy wax nii budul moom it aussi waajur yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci société ngir jàppale jigéen ñi aussi nañ ci gën a jóg parce que temps yi dafa bari te dans les régions les plus éloignées côté yooyu vraiment gis nañ constat bi foofu noonu donc il faut ñu gën a jàppale jigéen ñi def sensibilisation parents yi ak xale yu jigéen ñi aussi ñoom it il faut ñu sensibiliser leen ñoom ñu gën a xam lan mooy seen avenir ñu gëm seen bopp xam ne tey jii bu la dara jotee tey kuy yow ku jigéen ki yow yaay si biir lépp luy mettit ak lépp luy coono yow yaa koy mais ki ko def moom yoonam nekku ci donc il faut ñoom ñu yeewu xam ne tey jii dañoo war a jàng réussir nekk ay cadre donc loolu ministre bi bu ko defee askan wi aussi ñoo si war a jàppale yaay yi ak bàjjanu gox yi ak ñeneen ñi nga xamante rek dañ fi nekkal jigéen donc mu nekk loo xamante ne vraiment dafa kii léegi jërëjëf Aminata Koor xam naa moo bàyyi la ñu dem dallu tuuti ñëwaat ñu duggaat ci beneen ni ñu koy waxee beneen fenêtre daal di daan kafe tuuti mi ngoog mu nekkoon ay politique lañ doon waxtaane dañu àddu jëmale rek ci wàllum société ànd ceeg Momat dafa mel ni am na lu yees lu jëmale ci wàllum cahier de charge waaw cahier de charge wala sax beneen numéro cahier boo xamante ni ñu tudd cahier de l'alternance ñoom nag démb lañu ko amal foofee su CESTI université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu nekk mbind moo xamante ni dañu ko bind pour nag jagleel ko ñi nga xamante ñoom ñooy jeunes reporters yi journalistes yi ñu mun ci wéeru ba mën a daal xam métier mi ni mu demee mu nekk kon loo xamante ni boo xoolee nag thème bi maanaam la ñu fa doon waxtaanee ci biir mbind mi muy nag xale yi anam yi nga xamante ni moom la ñuy dundee jamono ji tey naka lañ ko war a moytoo waaye tamit naka la xale yi war a jàkkaarloo ak coppite gi nga xamante ni moom lañ nemmeeku si jaww ji mu nekk loo xamante ni danañ ci sëgg bind ci su ko defee bu ñu paree nag boole lépp ñu xool corriger ko ñu xool naka la jeune journaliste yooyu daal war a commencer liggéey bi loolee dañ ciy teewlu directeur général bu CESTI muy nag Mamadou Ndiaye. moo tax tey am nañ mbégte bu rëy pour teew fi pour wan askan wi numéro bi nga xamante ne étudiants yi nekk CESTI di liggéey ci mbirum presse écrite defar nañ ko ci encadrement seen jàngalekat yi nekk nii sama ginnaaw monsieur Sidi Diop ak monsieur Mamadou Amad donc liggéey bi maanaam bu ñu koy def dañuy waxtaan ak waa fondation Konrad Adenauer ñun CESTI ñoo leen di proposer sujet bi nga xamante ne ci lañ bëgg a liggéey bu ñu après ñoom musuñu ci teggi dara donc après nag bu ñu jëlee sujet bi ba pare thématique bi dañ koy jébbal enseignants yi ñoom ñu toog ak étudiants yi ku nekk xool ci thématique bi yan sujet de reportage yan sujet d'enquête yan interview moom nga mën a def pour bu ñu paree dajale ko tëgg ko moom mooy doon cahier bi nga xamante ne dañ koy présenter. am na solo lool parce que téere bi fépp foo dem daanaka ci Sénégal bureau boo dugg da nga ko fay gis te loolu bokk na ci liy yokk turu CESTI bokk na ci liy wane xarañteefu liggéey bi ñuy def bokk na aussi liy wane ni suñu étudiants yi tàggat nañ leen ni mu waree te ñu ngi continuer di sigil école bi. wàllu njàng mi lay ak njàngale mi la ñuy desandi ba léegi xam ngeen ne nag si Sénégal yëpp waaye nag gën gee bëri fii ci Ndakaaru li fi nekk ci ay école privée daal
mu mel ni tulleeg màlle ni ñu koy waxee Amicor comme ni ñu ko waxee sànq mu mel ni tulleeg màlle waaye nag li si gën a jaaxal askan wi mooy école yu bëri CAMES xamu ko waaye tamit ANAQ-Sup xamu ko maanaam ñoom ñi tey bu ñu doon génne ay diplôme tey du ñu fa bind CAMES du ñu fa bind ANAQ-Sup maanaam du ñu ko xam loolu nag tax na ba askan wi di yuuxu wàllu ndaxte bëri na si ay seeni doom yoo xamante jàng nañ ba noppi fay xaalis waaye daal du ñu jox jot seen diplôme universitaire loolee nag moo tax daal ñuy sàkku si nguur gi mu indi si ay saafara gën a saytuwaat école yooyu ci biir Ndakaaru reportage bi Elisabeth Tine. yenn say école de formation dañoo war jublu ci ñaar aspect benn bi qualité formation bi ak beneen bi ñu woowee l'agrément de l'État ci yenn ci ay école ni ANAQ-Sup ni CAMES ni agrément de l'État xamewu leen xalaatu benn Sénégalais. Deux aspects ce que les gens vivent sur les écoles c'est deux aspects. lu jëm ci formation école yi dañoo war a tënku ci ñaari aspect bi ci njëkk mooy qualité bu formation bi waaye tamit nag agrément bi nga xam ne état da koy joxe lu ci bari nag ci école yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi amuñu benn agrément lu mel nag mën na andi ay jafe-jafe ndaxte CAMES reconnaître leen teg ci tam ANAQ-Sup loolu nag mu nekk loo xam ne jaaduwul teguwul fenn ci yoon ay jafe-jafe rek lay andi la ñi nga xam ne ñooy ndongo yi jàng. Surtout bu ñu bëgg de la formation. Il y a des écoles où la qualité de la formation, des enseignements, les profs disposés ne sont pas peut-être lu bi benn la état bi du contrôler école de formation yi te loolu jaaduwul école de formation yi état yëpp di leen di war a contrôler. Parce que actuellement les écoles ça laisse à désirer. Chacun vient pour ouvrir son école là, comme ça, hein, sans agrément, sans rien. Et l'État doit faire son travail, contrôler les établissements scolaires, tout ça. C'est ce que j'avais à dire. état bu mu ko xamewul CAMES xamewu ko ANAQ-Sup xamewu ko boobu école de formation kenn waru kaa xame looloo tax nag am na njëriñ lool boo demee ci école balaa nga fi bindu nga vérifier ay information ginnaaw wàllum njàngale mi dañuy addu jëmale ci wàllum wér-gu-yaram syndicat yi nga xamante ni ñoo duppee seen bopp ASAS SUTSAS ak ànd gësëm ñoom nag xam ngeen ni dañoo sóobu ci ab grève ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars ba fukki fan ak juróom benn ci weeru avril gu ñuy dëgmal ñoom nag lu ñu bëgg mooy jamono yi daal ñu sóobuwaat sëggaat ci waxtaan wi nga xamante ni moom la ñu bëgg ak jëwriñ gu ñu dénk wàllu ministère finance bi ak budget yi ngir nag ñu waxtaan ci seen paiement ak seen i ñi liggéeyee loole nag tax na ba ne daal su fekkee ne daal saafara amul ci ñoom fas yéene nañu banque seen yoxo ci lépp loo xamante ni wàllum liggéey la ci wàllum wér-gu-yaram bi waaye tamit formation yu jëm ci wàllum wér-gu-yaram bi ak yeneen réunion yi nga xamante ni dëgmal nañu ko. wér-gu-yaram ak tendance wala sax li nga xamante ni lu bees la muy nag fexe ba yokk ci sa yaram bi mu rëy noonu laa ko mën a waxee. ndaxte nag bëri na ci soxna yu bëri wala sax góor yi sax dañ koy def waaye ëpp na ci soxna yi daal dañuy jéem a wut ay produits naturels yoo xamante ni def ko ci seen yaram ngir nag gën a yokk seen i forme mu nekk loo xamante ni daal mën na indi ay jeexantal ci seen i yaram bu ñu sukkandikoo ci reportage bi nga xamante ni kii di Oumou Kalsoum Diallo def na ko. jamono ji liy lëmbee réew mi mooy jëfandikoo ay produits yu yokk forme Agnès di wax ne moom jàpp na ni jigéen yi koy def dañoo ñàkk a wóolu seen bopp teg si xamuñu conséquences yi mu leen mën a jural. produit yi nag dama koy dégg fan yi bon man damay jàpp ni yenn yi ñaax a gëm sa bopp la daal ak tamit ñu bëri ñu ngi koy utiliser mais xamuñu conséquence bu mu leen di indi des fois nga gis ñoo xam ne dañuy utiliser produit yi affaire yi def leen genre ay allergie génnee seen yaram ay boutons am na si ñoo xamante ne sax des fois damay dégg ni que produit bi bu defee benn effet yi mun na la indil ay traces diabète parce que en général da ci am sucre te soo ko naree mélanger ak sa xeesal gel yi nga xam ne dañuy xeesal mun na leen indil yenn complication seen wérgu yaram. Ibrahima Diop tamit di xelal jigéen ñi ñu naturel ku leen ñi bëgg leen ci ni ñu mel moo gën lu ne. Mauvais pour la santé, mauvais aussi pour je veux dire tout le corps quoi. Lañu conseillé daal nañ bàyyi à l'état naturel nañ mel. forme lu rafet la wante nag bu demee bay jaral ñenn ñi ñuy ñaan ay comprimés ak i produits te xamuñu lu mu leen mën a jural day doy waar. D'ailleurs feebar yu bëri li ko waral bokk na ci naturel daal moo gën ngir lépp mën a yemb. Oumou Kalsoum Diallo di ko jaajëfal bu baax a baax moo tamit reporter bu mag la dafa am bët bu ñaw di xool bu baax journaliste noonu lay def
en tout cas nekk na loo xamante ni yaakaar naa ne bëri na léegi si jamono ji Amicor moo bàyyi la nga wéyal. ñu woy wutali ca université fële Gaston Berger bu Saint-Louis ndaw ya fa nekk nag amal nañu ab manifestation ci semaine bi ngir ñaawlu bu baax ñàkk kaaraange bu ñu nemmeeku foofee ca université ba ginnaaw see Fatou Seynabou Diallo ndaw yooyu nag lu ñu bëgg rek mooy nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo yor école ba ñu fexe rek jóg ci li ni mel ñu teewlu ñenn ci seen i kàddu. mu ñëw naata moo ngi ni ngeen gis nii tey mooy ñun jigéen ñi kenn muccu ci xam na li xew ni mënuñu wax ni lii la demee wala nale la demee waaye luñ ci mën a wax mooy ni que war nañ jàppale ñun ñi suñu biir ñun jigéen ñi war nañ jàppale suñu biir yéen itam étudiants yu góor yi tamit war nañ aar ñun jigéen ñi fii ndaxte fii insécurité bi fii dafa metti agression yaa ngi fii des affaires qui sont déjà non élucidées déjà bu ñu amee biir rek war na tax yoon war a def liggéeyam et nous devons nous protéger nous-mêmes et aussi il faut que ces étudiants ces hommes puissent nous protéger nous en tant que femmes boo leen gisee sax jigéen ci anam bu ñaaw suturaal leen ko ay boo leen gisee jigéen ci anam bu ñaaw suturaal leen ko jigéen yaay la jigéen mag la wala rakk la jigéen jabar la jigéen itam xarit la war na tax ñu jàppalante suñu biir et il faut que la justice soit faite. Voilà, nous avons initié ce marche, la commission sociale, en collaboration avec toutes les associations féminines du campus, pour quand même rendre hommage à notre défunte camarade Seynabou Diallo. Et cette marche, c'est une marche pacifique qui doit être menée pour quand même montrer à l'opinion nationale et internationale comment la commission sociale et l'ensemble des associations féminines sont quand même en désolation et en tristesse, mais ont ce cœur navré pour montrer quand même voilà, leur mécontentement face à ce phénomène qui est en tout cas d'une manière, voilà, c'est irremarquable. Donc aujourd'hui, quand vous venez à l'université, au niveau du portail, vous voyez quoi? L'excellence au service du développement. Donc on ne peut pas comprendre aujourd'hui que l'excellence soit au service des agresseurs, des assassins et des malfaiteurs au niveau du campus social. Cette situation perdure depuis des années. On a alerté l'autorité depuis des années pour le dire que le campus social n'est pas sécurisé. Si vous n'êtes pas agressé, vous êtes victime de tentatives de viol ou de viols répétés qui sont étouffés au niveau de ce campus social. Donc cette fois-ci, le meurtre, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais la situation qui perdure au campus social, nous le savons tous, c'est nous dans nous. Nous savons exactement ce qui se passe. Que l'autorité prenne ses responsabilités par rapport à cette situation parce que nous n'allons pas rester les bras croisés par rapport à ça. Toute personne qui s'avérera aujourd'hui violenter ou bien violenter ou bien je suis désolée quoi. Je suis désolée, c'est en fait c'est l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre une étudiante qui est venue ici pour étudier. Une étudiante qui est l'avenir de cette société-là. Une étudiante dont les parents ou bien sa famille accordent un espoir incommensurable et qui a été tuée dans des situations exceptionnelles. Je ne peux pas comprendre cette situation-là. Et ça pouvait être moi, ça pouvait être elle, ça pouvait être une autre personne dans ce campus social. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter tant que les gens ne prendront pas leurs dispositions pour sécuriser le campus social. Une université qui a plus de 5 portes. Je ne peux pas comprendre une université dont tout le monde entre comme il veut. Donc c'est un établissement administratif. On est venu ici pour étudier. Le campus social doit être sécurisé. On ne doit pas avoir peur d'aller aux UFR. On ne doit pas avoir peur d'aller aux toilettes à 2 h du matin. On ne doit pas avoir peur de sortir de ce campus social. On est vraiment fatigué. On est vraiment fatigué. Que justice soit faite dès maintenant. Sinon, on va poser des actes forts. ñu dellu si waat ci wàllu mu njàng mi rek ñi di waa CUSEMS nag ñoom mer bu futu la ñu def rek jëmale ko ak nguur gi ginnaaw yéexaayu payoor ci yenn enseignants yi waaye tamit façon buñ leen di auditer ci yenn bërëb yi nag ñu ngi koy ñaalu bu baax a baax ñu teewlu Abdoulaye Ndoye nekk secrétaire général bu CUSEMS. jàngalekat yi bañuñu audit parce que audit bi c'est un acte de gestion day tax ñu xam jàngalekat yu nekk ci système bi ak ñu ci génn waaye jàngalekat yi lu ñuy naqarlu mooy condition yu ñu leen di auditer organisation amut planification amut jàngalekat yi bëri
dañuy jóge fu gox yu sori ay kilomètres pour ñëw ci chef-lieu de département bi pour ñu auditer leen ba pare dañuy toog ay waxtu toog presque bés toute une journée am na ñoo xam ne dañuy toog ba ay 2 heures du matin duñ leen auditer. ñaareel bi nag mooy dagg-dagg yu ñu dagg ci payooru jàngalekat yi muy loo xam ne lu doy waar pour ñun ponctions yi c'est des ponctions illégales abusives et arbitraires parce que nag mënuñu def grève ba ñu waxtaan ñu signé protocole d'accord ñu ne suspendre nañu mot d'ordre bi te boycott yi jeex na jàngalekat yi dellu ci classe yi commencé jàngale di def ay cours de rattrapage nguur gi wàññi fet yi jàngalekat yi nangul koko ñu dem ba ci biir ñuy dagg continuer di def ay prolongation du yoon du dëgg pour ñun c'est une forfaiture et loolu ñuy wax na ministère de l'éducation nationale gouvernement bi ils seront tenus pour seul et unique responsable. fii ci Sénégal ndaw yu bari nag di dund ay jafe-jafe seen bërëbu liggéeyukaay seen nekki rawatina sax seeni payoor ci yenn entreprise yi nga xamante ne rek ñu jógee bitim réew ñoo ko moom jamono ji ñoom ndaw yooyu nag lu ñu bëgg rek mooy ñu fay leen waaye tamit ñu gën leen a aar ci seen bërëbu liggéeyukaay ñu teewlu reportage Souleymane Soxna. exploitation boobu métti lay ndaw ñuy dund ci entreprise yi di dund jamono ji ci Sénégal jafe-jafe yooyu ngir ñu am liggéey nekk na lu métti waaye nag ñenn ci askan bi nga xamante ni daje nañ ak ñoom ñu ngi wone seeni naqar bu baax a baax ci jafe-jafe yooyu. L'exploitation des jeunes dans les entreprises. man daal mbir moom dafa nekk loo xam ne daf ñoo metti lool ndaxte entreprise yu ñu ci bari dañ fay dem di liggéey wala ndaw yi dafa liggéey dañuy am ay jafe-jafe ñu leen di exploiter te mbir mi duñ ko teg ci yoon wax dëgg neex yàlla sëñ bi loolu su ma la waxee dëgg rek lu metti la ay jafe-jafe la te ñu ngi ñaan ñu ut ci ay saafara ndax ndaw di liggéey ñu lay exploiter te doo gagner dara mënoo yor sa bopp lu nu mer xam nga ne metti na lool. Avoir un regard sur ces sociétés là. képp kuy liggéey bëgg na ñu jox ko gëddëm ak respecté ko waaye tamit ñu koy fay. suñu dëkk Sénégal ci Afrique dafa bokk ci pays yoo xam ne jeunes yi maanaam ñuy postuler pour dugg ci yenn entreprises yi ils sont souvent dirigeants employeurs yi da leen di teg liggéey boo xam ne à la fin sax dañuy naan lii attanuñu ko mais que faire. ñoom bu ñu deful loolu ils ne pourront pas subvenir à leurs besoins. ñooñu nag ñoo ngi ñaan nguur gi mu bàyyi xelam bu baax a baax ci ndaw ñooñu nga xam ne ñoo ngi dund ay jafe-jafe yu métti ci seen entreprise yi ñuy liggéeyee. Il faudrait aussi que pour régler ce problème. ci exploitation bi nga xam ne nag dañ koy exploiter ndaw yi institution yi nga xamante ni ñoom ñoo ci war a taxaw ngir dakkal loolu ñoom ñoo bàyyi seen liggéey ndax jëluñ ci matuwaay yi nga xamante ni war nañ ko cee jël ngir loolu mën fi jeex takk ci yenn entreprise yi nga xam ne loola rek la ñuy def. Donc bon ça ne leur dit rien. institution yi nga xamante ni ñoo yor yu jëm ci wàllum liggéey ak nguur gi ñoo ngi leen di ñaax ñu jël ay mesures yu baax a baax ngir jox cër ndaw ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci entreprise yi ak tamit képp ki nga xam ne yaa ngi liggéey ci entreprise yoon la ñu jox la say gëdd ak say wàccuwaay. jërëjëf Souleymane Soxna mu nekk reportage bu am solo ndax na li ñuy wax fii rek bari na ndaw yi nga xamante ni ñu ngi koy dund mu mat ci jafe-jafe wàllum nekkin waaye tamit wàllum payoor fii ci Sénégal. mën naa xam ne sax exploitation la parce que exploitation mooy di la jëfandikoo di jël sa doole. sa xam-xam jël sa temps jël sa xam-xam te du ma la fay nit kenn mënu kaa fay. mais ak yelleef dafa am. dafa bëri nag Sénégal da ngay jël nit ki mu leer na le moom li mu lay liggéeyal mënoo ko fay mais tamit li gën a garaaw mooy maanaam li nga xaatimoon ak moom bi nga koy jël ngir yàlla nga toppatoo ko loolu mooy li gën mënoo ko wax ne weer dinaa la fay nangam weer bi jot nga fay ko deuxième weer bi nga fay ko ñetteelu weer bi nga ne ko yoruma ñeenteelu weer bi nga ne ko yoruma nga xaar ba juróomeelu weer bi nga soog ko jox donc ñu ngi si joxoñ baaraam tuuma sama entreprise yi nga xamante ni mooy entreprise yi nga xamante seen yaram dëkkuñu fi maanaam xam nga tey Sénégal dañu ne taux de chômage bi daa bëri. boo ñëwee rek samp fi sa entreprise gis nga boo nee ñëw leen gune yi ñëw. man dama jàpp ne bu mat loolu. je pense que ay sénégalais ñoo leen di dalal. wax leen di fi nekk ndax dañ xam ne on a une population très jeune ñoo xam ne sont des diplômés amuñu liggéey. donc dañ leen wax naan jël leen boo leen jëlee loo leen mën a wax dinañ liggéey parce que
amuñu liggéey. Donc je pense que sénégalais yi am nañ ci part de responsabilité parce que nit bu jógee fenn ñëw sa réew da nga ko war a wax loo xamante ne moom moo fi nekk mais bu fi ñëwee nga ne ko yow jël leen ñoom boo leen fayu sedd nañ ko. Donc je pense que ñun aussi am nañ ci part de responsabilité. waaye tamit dinañu fexe ba doomu jàmbur buñ koy liggéeyloo nañ ko fay. boo mun ko fay moitié nga jox ko lépp nga jox ko moitié ndax ndaw dafa metti aussi te ay ndaw lañ bëgg a dimbale seen i waajur aussi. pour sénégalais yi je pense que ni da nga war a wax ne nguur gi parce que moo war a régulariser mooy moom moo war a saytu parce que moom dëkkam waaw te entreprise dama noonu entreprise privée yu nekk ñu fay yurndu di xool naka lay doxee parce que tey am na ñoo xamante ni sax ñu ngi si ay yenn entreprise dañ leen di xas di leen di toroxal te duñ fa mën a jógee parce que dañ naan su ma fa jógee du ma am liggéey donc pour dire que c'est vraiment difficile ñu ngi doon wax tamit ci wàllum protection jigéen ñi wàllum cancer comme ni nga ko daaneel léegi soxna yi nekk fële sa Kaolack tamit xam naa ne seen xeex bi am na solo parce que nit moom bu ngeen booloo rek booloo mooy doole fexe nag ba jàppalante feebar yi ndawaan yi nga xam ne mooy daal jigéen ñi ngeen jël seen koppar dem daal di sa dimbalante te nguur gi tamit dugal ci loxoom parce que nguur gi dafa war di dimbale association yu fondé ba pare mu leen di dooleel parce que yenn saa yi xaalis du am mais pour ñoom ñooñu mënu dem foofu tamit mu jàppale leen soutien de l'État soutien de l'État loolu la vraiment ñu mu nekk lu baax loo xamante ne boo seetloo sax ñoom ay jigéen lañ dañuy dajale di leen ci xaalis xam nga ne ñooñu dañuy liggéey soit dañ koy natt soit dañuy am liggéey ñuy def ci marché yi di dajale pour mun a jàppale ñooñu donc woo nañ sax ci seen biir waxtaan ñu ngi ñaax nguur gi mu fexe ba jàppale leen ndaxte soxla nañ aussi soutien état bi ngir ñu mun a amal seen xeex ci ñi nga xamante dañu am feebar bi cancer te mënuñu am xaalis pour mun a def donc traitement bi Ami Koor waaye reportage bi Oumou Kalsoum Diallo bi nag jigéen yi nga xam ne dañoo tuuti bëgg am yaram xanaa loolu dañuy bëgg seen alaaj yi gën leen a bëgg dëgg la dafa nekk loo xamante ne boo ko seetloo dafa am ñaari part ndax ñun dañu on est né en Afrique te xam nga fii Afrique dafa tàmm jigéen bu tuuti boo fi nekkee dañ yaakaar ne da nga xiif voilà da nga feebar donc du coup yow da nga tu te sens vraiment voilà da ngay blessé wu du côté si ñeneen yi donc man li ma gis mooy ñu bëri ñi koy def c'est parce que xëy na te tey ji koo ci laajoon tey dina naan man de dama gisoon su ma doon dox dañ may laaj ndax dama feebar wala dafa am lu may xalaat voyez-vous donc loolu mooy tax jigéen ñu bëri ngir mën a am forme maanaam am noo xamante ne duñ la teg nee moo tax xëy na ñoom ñi si dugg am na aussi ñoo xamante dañ ciy dugg ngir rek mun parce que macha allah yàlla dafa def jigéen boo melee nen nii mënoo romb te nit ñi tudduñ la aussi donc dina la may yenn opportunité yoo xamante ne du la ko kii waaye je pense que ak lépp lu mun a am lu naturel dara dàq ko ndax ni la yàlla bindee vraiment boo ci yokkee leneen rek dina la jural ay jafe-jafe ndi gis nañ fi jamono yowee su benn xale bu jigéen bu faatu fële ca Pikine parce que produit yi la doon utiliser maanaam ki ko xaw ma ku ko takk dafa waroon ñëw donc elle profitait de la situation mun a naan ay comprimé gën a nekk à l'aise gën a rafet waaye gis nga mbir mi ni mu ko yóbbee donc tout le temps voilà donc tout le temps rek dina am ay effets secondaires yoo xamante ne mënul ñu jural ay jafe-jafe waaye tamit yéen vraiment gente masculine bi da ngeen ci am part de responsabilité comme ni ma la ko waxee parce que jigéen lu mu def voilà jigéen lu mu def tey ji boo seetloo tey jigéen lu mu def rek góor moo tax waaye ndax ni ma la ko wax noonu mooy que ne tey am na ni ngay mel wow ba mel ni xam nga am yenn forme yi góor yi c'est-à-dire dañ lay tooñ sax te xam nga jigéen dafa da nga tuuti mais je pense que ni mbëggeel gi du côté tuuti ay bi yooyu mais aussi le fait que nga am forme nekk en forme c'est bien aussi donc les hommes l'apprécient moo tax jigéen ñi di ko def mais nag ku mën daal loo ciy def na nekk loo xamante ne vraiment na naturel te du la jural ay conséquences yoo xamante dina indil ay jafe-jafe ndax nag ay produits yu maam yi dañ daan utiliser ay produits naturels yoo xamante ne mais léegi dañ ciy boole lu ci bokkul waaye nag ñi koy def na ngeen xam ne souvent dañ nekk ay victimes ci wax tuutal da nga sew genre kaddu société rek xam nga ñun moom la société pèse trop lourd sur nous voilà moo ñu sonal donc du coup mooy tax ñuy dugg ci yenn yi vraiment donc kon xam naa ne ñu wax ne le sien à boire la caravane passe waaw mi ngi noonu yéen daal ñaan leen ku ci nekk nag léegi ñu dem fële université Gaston Berger la fa jot a am man dama yaakaar ne boo xoolee xale étudiants yi dañoo danser avant la musique boo xoolee avant ñi am information bi ne si ñoom seen biir ñoo rayante dañuy foogal ne am na keneen ku foofu def ñaawteef dem yoonam. effectivement donc ñoom bi ñuy def seen manifestation xalaatuñu woon ne le meurtrier mu ngi seen biir. à l'intérieur gis nga ko te gis nga ko
xama PY Seck waroon sant Seck nag moom moo faat kiyam corom la woon ñuy sant la nga dem jàngi ba pare nekk foofu def li nga def ba pare mujj faat nit ki imaginel yow sa njàng yàqu na yàqal nga xale bi jàng rey nga ko yaa nga kaso te sa àllaaxira du baax imaginel yal na si yàlla musal en tout cas ñu dañu war a moytu bu baax a baax surtout ci étudiants yi ak fépp fu bërëb liggéeykaay yëpp bërëb liggéeykaay yëpp toujours nag il faut assumer rek lu mun a am da ngay nangu ne lii am na donc bu mu la jaral ngay faat nit parce que bu fekkee ne kooku dafa nekkoon en état de grossesse ñeenti weer loolu nag xale bu jigéen bi bu ko bëggutoon sax moom moo ko waroon a fexe conseillé ko ba mbir mi daal di demee boor lu ne mën nañ ko lijjante li mën a am nag xes na ba am vraiment jarul nga ciy faat nit même moom bu bëggutoon ñu ut solution ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm xam naa ne moom nu mu faatoo moom aljana la jëm directement jàngalekat yi nee nañu ni ñu leen di auditer dafa métti temps bi ñu jël ak li ñuy waxtaan ak nguur gi paiement yi ba léegi demeewul noonu daal mel ni ba léegi kontaan nañu de. kontaan nañu bu ñu sukkandikoo ci kàddu Abdoulaye Ndoye nee na audit bi nga xamante ne ñu ngi koy def loolu yoon la te nangu nañ ko waaye yenn heure yi nga xamante ne enseignant dañuy jóge fu sori ñëw ci administration ngir ñu audit leen mais dañ fay toog ba ay guddi te du leen mën a auditer loolu perte de temps la en plus moment bi nga xamante ne ñu ngi def ay rattrapage ngir rattraper seen grève yooyu noonu loolu daal ñaawlu nañ ko waaye tamit période bi ci ñenn enseignants ñi nga xamante ne jotuñu seen période ñu ngi koy ñaax bu baax a baax nguur gi te bëgguñu delluwaat ci li nga xam ne fa lañ jóge ndax yaakaar na ñu bëri daanaka askan wi yëpp ñoo ci artu ba ñu fexe trouver benn consensus moom ak état donc na état fexe deflante ak ñoom li nga xam ne moo war ndax ndaw yi mun a jàng bu baax ndax examen yi ñëw nañ ba pare jërëjëf Aminata Koor séeréer bu dégg olof bi xam naa ne dama lay boole xanaa Abdoulaye boobu moo la jàngal olof Abdoulaye boobu war fa yéen a bokk zone de. mun na nekk de waaye man dama yaakaar ne si yow laa jàngee olof. ndax yaakaar naa li may làkk olof Saalum Saalum la waaye li may làkk Saalum Saalum yaa ma gën a dégg olof. donc xam naa damay sàcc si yow rek. di boole ak yi ma jot a dégg. dëgg la moo tax noonu la demee. dëgg la merci beaucoup xam naa kon dañuy def pause tuuti ñëw jàllaat ci leneen li nga xamante ni moom moo des ci xibaar yi. voilà ñu dellusiwaat ci plateau bi ànd ci ak li nga xamante ne mooy demin bi nga xamante ne moom lañ Nigérien ñi nga xam ne fii lañ nekkoon Sénégal ñu bari woon fi loolu ba ñëpp nag daal di ko naqaru laa mën a wax sax tax na sax seen réew nag daal di jël dogal moomat ñëw yóbbu seeni nit nag parce que loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg sax Ami Koor parce que lu ñaaw la woon Dakar lu ñaaw la woon parce que tey bu ñu gisee ay doomu aadama yoo xamante amuñu fu ñu nekk tilim di saraxu xale yu ndaw seddaayu Ndakaaru bi wax dëgg yàlla mais je pense que ne lëkkaloo bu am diggante Sénégal ak Niger ni ñu ko defee vraiment rafet na ba ñu yóbbu leen parce que boo xoolee nu ñu ko waxee ay juróom benn téeméeri nit ñoo njëkk a yegg mu nekk loo xamante ni tey rafet na Sénégalais di ko rafetlu ni ko ñaari dëkk yi defee muy Sénégal ak Niger donc loolu sax moo tax sunu naataango Ousmane Niang def si ab reportage xool laaj askan wi naka lañ jàngatee jëlee bi nga xamante ni jëlee nañ ko fi doomu nigérien yooyu. yu ci bari ci diwaanu Sénégal ñiy def yalwaan bokk lañ ba tee xool ba xool dëkkuñu fi feneen la ñu jógee ñëw di yalwaan ci biir réew mi li koy firndeel mooy ci lëkkaloo boo xam ne état bu Sénégal du ko lëkkaloo ak réew bi di Niger lu ci ëpp junne doomu aadama yoo xam ne dañ doon def yalwaan dañ leen di rapatrier bu ñu sukkandikoo nag ci citoyen sénégalais bi mu gis ni lu nu mel lu xel mën a nangu la lu tegu ci yoon la ndaxte ñoom sax seen sécurité ci loolu la nekk. mal du moment que peut-être encombrement bi ñuy def ci dëkk bi ak circulation bi pour seen sécurité sax ñoom baaxul peut-être duñ ko mën a comprendre mais baaxul pour seen sécurité baaxul pour la sécurité sénégalaise. mbirum yalwaan nag nekk loo xam ne lu jafe dindi la fii ci Sénégal mu nekk image bu ñaaw a ñaaw am ñoo xam ne noonu lañ koy gisee waaye du ne ñëpp noonu lañ ko gisee kii gis ne mbir mi wërtoon a demee noonu waroon nañ cee dawal yërmande xool naka lañ leen war a mën a jàppale mu gis ne taxawaay bi ci autorité taxawee ngir delloo leen loola moom rafetlu ko dara. d'abord sénégalais la dañuy wax teranga ñaareel ba jullit la dañuy wax partage la xeeti partage séddoo dimbalante jàppalante nekk benn ñun amuñu dara bu fekkee ni kenn ku ci nekk da nga tëj say frontière naan kenn du fi dugg parce que di yalwaan mais ñooñu loo de yalwaankat yooyu ngay gis noonu na jàppal ni fukki yalwaankat yoo gis
ñett ñi ñu ngi bu ñu demee ba jàpp ci dara dinañu siire daal wala ñu jaay café wala ñu def leneen. ngir dakkal jeexal tàkk lii di yalwaan ci réewum Sénégal est-ce que delloo ñi nga xam ne dëkkuñu fi nekk di yalwaan loolu mooy solution bi nañ xool ba xam fan la wànnont di mujj ak i gëtëm. jërëjëf Ousmane Niang ñu jóge Sénégal fekk ji ñoom ñi nga xam ne ñooy doomu nigérien yooyu dem dellu ci seen dëkk bi ñuy demee nag boo xoolee ni leen jëwriñ gi ñu dénk wàllum biir réew ma nag dalalee. boo gisee ni ñu génnee ci avion bi nga xamante ni métti na lool ay laago ay xale yu ndaw ki nga xamante ni moom mooy jëwriñ gi di Amadou Souley moom nag bi mu leen dalalee ci aéroport international bu Diori bu Amani moom nag mu ngi fësalaat bu baax a baax ni daal li nga xamante ni moom moo jot am nekkul ni ñoom ñoo tax maanaam du pauvreté du ñàkk du ndóol waaye nag ay doomu aadama ñoom ñoo jëloon ñoo sàcc leen ñëw jaay si leen fii nga xamante moom moo di Sénégal ñu teewlu ay kàddu. À travers ce phénomène l'image de notre pays est. phénomène bi tax na ba image Niger dañ ko yóbbu fuñ ko warul yóbbu mu looloo tax nguur Niger jël loolu au sérieux parce que gars yi dañoo foog ne Niger moo tax comme ni nga ko gëmuloo fekk ay nit ay réseau mafia ñoo nekk ci ginnaaw ci trafic ay nit ngir gagner xaalis xam ngeen ne am na ay xale yoo xam ne amuñu sa occasion ngir dem jàngi looloo tax dañuy jël ay bus ngir yóbbu leen ci seen dëkk voilà dañuy def ay dispositifs aussi ak ay chefs coutumiers ak politiciens yi képp koo xam ne mën na ci jàpp pour jàppale ñi parce que ku nekk pour ñi xam ne seen dignité nekkul di dem taxawalu wala di ñaan xaalis. Leur dignité ce n'est pas d'aller mendier. jërëjëf sunu technicien bi di El Hadj nekk ci ginnaaw di ko rafetlu bu baax baax liggéey bi xam naa moom mu ngi reetaan rek man nag damaa foog ne daa war a mer nag parce que lii nga xamante mooy doomu nigérien yi nuñ tilimale woon Ndakaaru am na koo xamoon sax da doon mucc ci mbedd mi mu doon lu métti waaw ba tey dañuy desandi fii ci Sénégal ak jëwriñ ñi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllum kër yi muy famille yi xale yi ak tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy soxna yi muy Ndeye Saly Diop Dieng comme ni ñu ko waxoon sànq rek moom àdduna jëmale ci aar gi nga xamante ni moom la Sénégal teg tànkam ngir nag aar ndaw ñi xale yi rawatina xale yu jigéen yi jàng ci lycée ak université yi rawatina bu ñu wanee lor dañuy war a naka mën a dellusiwaat jàng si ñu teewlu kàddum ak Ousmane Niang. Le développement du capital humain est considéré comme une composante. Madame la ministre tey jii nag lu ñu fi indi tey mooy waxtaan lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram mu nekk loo xamante ni Sénégal caaxaane ko ndaxte xam nañ ne bokk na ci capital humain boo xamante ni bokk na sax ci plan émergent ci loolu Sénégal nag am na jéego yu rafet yi nga xamante ni def na ko ci wàllu wi dem na aussi ba ci nag li nga xamante ni wàllu wér-gu-yaram diggante ndey ak doom waaye tamit ñi nga xamante ni dañ leen di agressé di leen xoqatal xale yi jigéen ñi rawatina jigéen ñi nga xamante ni sax dañuy sëy leneen tamit li nga xamante ni Sénégal am na ci jéego muy nag wàllum xale yi nga xamante ñoo nekk ci lycée yi te yenn saa yi ñuy wanu lor ci anam yi nga xamante ni neexu leen loolee tamit yaakaar naa ni am na loi bi nga xamante ni def nañ ko ci muy loi 2020 bi ngir nag muy tere lépp li nga xamante ni tey jigéen teg nañ ko muy wàllum viol ak yu ni mel te tamit bu ñu wanee lor tamit suñu noppee dinañ mën a ñëw jàng continuer seen njàng. weeru koor ba tey xam ngeen ne nag saa su ñëwee dañu nag fexe di gis wala nag dañuy tàmm di gis li nga xam ne mooy njëg yi di yokk rawatina njëg yi yeneen yi si mel ni ay buy ay tiga dege yooyu nga xamante ni dañ ko gën a soxla ci weer ko ay ndugg moo tax nag sunu naataango kii di Oumou Kalsoum Diallo demoon na fële ca Master Store laaj jaaykat yi ak ñi nga xamante ñoom ñooy consommateurs yi naka la ñuy dundee ndorteelu weer koor bi. koor gi di jub si prix premier denrée yi maanaam lépp lu jëm ci biir di yokku Alpha Bari di wax ne yokkute bi métti na loolu yokkoon nañu fi sukkar léegi nag diwlin bi la. waaw yokku yi moom wax dëgg yàlla fu mu toll nii métti na trop parce que saa yu ñu xëyee rek ñu gis ne yokku nañ dara yàggul dara suukar si lañu yokkoon ñu koy jooy noppeeguñu tey bi may xëy maa ngi dégg ne yokku nañ diwlin bi. aussi fu mu toll nii yokku bi xamuñu fan la war a mën a yem. Boussa Mbaye di jaaykatu légumes xamle ni clients yi ñëwatuñu métti na loolu. dëgg yàlla affaire yi de fi mu ne nii moom métti na trop bagage yi seer na aj nañ ko te ba pare ñi war a dugg sax ñëwuñu.
dañuy fay douane di xamle Baye Gora Niass looloo waral ñu yokk prix yi. affaire bi mënut a bañ a yokk. waaye est-ce que yéen tamit weeru koor gi doo leen ci borom. ndax ku jógee bagage àll ba su ñëwee fu mu wàcc day fay te en plus ñu si police yi si yoon bi bu jaaree il faut mu bàyyi fa dara pour mën a bagage mën a egg. Ndeye Fatou Mbaye moom di ñu xamleel ni yokkute prix keesu fruits yi doon jaax 15000 francs léegi 25 francs lay wecceekoo moo tax lépp métti. fruit bi moom wax dëgg yàlla dafa yokku légume bi sax xëy na période bi la instant bi yomb na mais fruit bi moom instant bi dafa cher trop dafa cher parce que tey jii boo doon jënd kees raisin 15000 léegi 22000 nga koy jënd. weeru koor di weeru jaamu yàlla ba tax nag sénégalais yi di ñaan ñu yegg si ak jàmm teg si nag nguur gi wàññi dund gi bu ko defee ku nekk gis ci sa bopp. jërëjëf Oumou Kalsoum Diallo j'espère que di nga woor xale jigéen moom bu weer koor bi jege see rek dama feebar Aminata Koor ñu jàll si leneen. loolu de xanaa dañ koy bàyyi pël yeeg joolaay rek. xam naa dañuy ànd wax ñëw nañ koor bu baax sax. ak ñoo ko ñeme ñu ba tey rek ñu wax ci wàllum société waxtaan amatul ci biir kër yi rawatina nag ci grand place yi li ko war a rek mooy téléphone yi nga xamante ne kenn ku ne moom la yor ci loxoom nag li ni mel nag askan wi di xool ne mun na jur jafe-jafe ci yenn famille waaye nag nañu bu ñu fàtte ne téléphone yi nag di bu demee fi lañ koy bàyyi tax na nag Oumou Kalsoum Diallo wàcc si mbedd mi laaj askan wi naka la ñu gisee loole. ni ñuy utiliser téléphone ak smartphone fii ci Sénégal ak fépp bari na loolu benn wàll baax na wante nag mën naa indi ay tolof-tolof Mamadou Diop di ci wax. On dit que la technologie n'est pas la technologie est dynamique maintenant ci biir dynamisme boobu noonu day andil nit ki bu nekkee da ngay utiliser lu mel ni WhatsApp business nga xam ne daanaka léegi business yëpp avec les startups business yëpp ci kii bi nga koy defee. Bon, bu ñu nee vie familiale amatul par rapport ak téléphone yi aussi bon d'une part am na mais d'autre part aussi mën na ñàkk. Moustapha Diop moom wax ne rôle parents yi la ñoo war a indiwaat seeni famille ci waxtaanu kër. parents yi ñoo ci war a waxtaan seen njaboot parce que sénégalais moom di wër di leen wax moom dina compliqué mais téléphone moom lu muy defaree ak nu muy yàqee benn la rek waaw mais ku si bëgg lu baax moom di nga ci fekk lu baax ku si bëgg lu bon di nga ci fekk lu bon aussi. jëfandikoo téléphone lu bari lu ñu war a moytu la di xamle Mamadou Mbaye ndaxte mën na indil nit akum jàngoro. smartphone yi daa mel ni beneen dund la beneen dund boo xam ne du dund bu réel boo xam ne dafa wuteeg dund bi nga xam ne moom moo nekk moom la ñuy dund généralement te li ñu war a def mooy nañ moytu bu baax dund smartphone bi certes. utiliser smartphone baax na mais tamit nañ koy yemale. ku wax développement nag wax technologie kenn mënatu la dem saa moom wante nag su la ni men wàññeekuwul ñàkkum waxtaan ci kër yi dina jeex loole mën a indi féewaloo te mbooloo mooy doole. jërëjëf Oumou Kalsoum Diallo ñu bëri ci askan wi rawatina ñi nga xamante ne nag seen xel dafa màcc ci wàllum documentation ñi ngi ñaax nguur gi rek mu fexe daal di tabbu ay ndaw yoo xamante ne nag mun nañ garder li nga xam ne mooy archive mu nekk ay documents yoo xamante ne ñun ñii moom la ñuy soxla te bu ñu bëggee am ay papier ci wàllum administration ndax seetlu nañ ne fii Sénégal mbir mi dafa am ay jiixi jaaxa waaye nag tamit ñi ngi ñax nguur gi mu fexe ba numériser ko maanaam lépp nu daal di dugg ci wàllum internet bi ko defee jafe-jafe dina wàññeeku ñu teewlu reportage Barthélémy Coly. waxtu bi jot na pour service yi jël gestion état civil yi ci maire yi loolu la sénégalais yi ñaan. ñi fay nekk sax ñu ay personnes qualifiées dañu jël sama genre yi rek ñu nekk fa. xamuñu dara ci archive dafa am ñoo xam ne des personnes qualifiées qui sont formées parce que ñoo xam ne seen dañuy jàng loolu mokkal ko organiser mën a jël ci liggéey bu baax nga xam ne ni coono gi daal dina wàññeeku. recrutement personnel qualifié ngir gérer archives yi ci maire yi baax na pour régler problème maire yi bu ñu sukkandiku ci askan wi. donc état bi am nañu ay doom yu jàng ba ñi am nañu BFM ñi am nañu bac ñi am nañu bac plus 3 dem nañu ci ay formation yu bare mën na leen utiliser. fekkee dañu bëgg résorber chômage bi mais bac plus de personnes ils n'ont pas amatul tànn kenn amatul tànn ba léegi ñu yóbbu ñu fële mbedd yi mën na dem ci maire yi. aduna day dox ñun dañoo war a dox moo tax ak nouvelle technologie de l'information et de la communication dañoo war a numériser état civil maire yi. ci local dañ ko war a moderniser soo nekkee Dakar wala soxla extrait Mbour wala yeneen régions yi jarul sax déplacement normalement dañ ko war a informatiser. kooku moom il le faut aduna day dox aduna taxawul. aduna bu taxawee bu yow ñu def dem ci yoon. ngir bonne gestion état civil yi collectivités locales yi dañoo war a recruter archivistes yi ngir ñu mën a gérer loolu.
Barthélemy Coly jamono seddaay ñoom Mame Boye nag di dund yu jafe-jafe maanaam ñi nga xam ne seen at dafa daal di kawe maanaam avancé jamono ji nga xamante nag ñu bëri si ñoom ci kër yi pour ñu toppatoo leen sax dafa nekk jafe-jafe tax na nag askan wi di ñaax képp koo xam ne rek am nga kenn ku nekk sa kër te mu nekk mag nga fexe di ko toppatoo ci wàllum seddaay bi ngir rek wér-gu-yaramam gën a yokk ñu teewlu reportage Souleymane Soxna. situation yi jafe lay mag ñi di dund ci jamono yi seddaay rawatina nag fii ci Ndakaar ñenn ñi ñu dajal ci askan wi nee nañu nag mag ñooñu jot na nag ñu jàppale leen ci ndax ñu génn ci situation yi nga xamante ni mën na laal seen wér-gu-yaram lu bëree bëri. bi jamono seddaay bi baax na mag ñi ñu leen di ngoon ji noonu ñu leen di taalal loo xamante ne comme maanaam ay fourneau def ci ànd ak yooyu pour ñi tàngal seen yaram daal. leen di frotter aussi loolu tax da ciy baax frotter day tàngal yaram dafa baax ci yaram waaw parce que seen cër yi dafa day bañ leen di wutal ay frotter di leen frotter ngeen maase incha allah waaw tegal leen ànd cuuraay ak yooyu ñu jaaru seen yaram tàng. waaye nag ñenn ci askan wi ñu ngi lancé benn appel ci seeni famille ñu mën di leen jàppale saa su nekk bu ñu waree sangu ñu tàngaleel ndox ak di tàngal seeni néeg. waaw pour man nit ki sama waajur kan war nga mun demee toujours à tout moment parce que bu mu tudd dana war nga mun dimbale si seddaay bi quoi da ngay soxla ndox bu tàng si nga may di ndox de temps de matin la mën a suñuy parents yi nag jamonoy seddaay dafa nekk loo xam ne day xaw a métti ci ñoom loolu nag tax na sooy waaja jom mag say wér-gi-yaram day gën di wàññeeku rawatina nag lu jëm ci wàllu métabolisme ak facteurs yi nga xam ne koy wax facteur psychologique tax na nag ñu ngi ñaax ñi nga xam ne ñoo dëkk ak ñoom ñu leen di jàppale ngir ñu mën a génn ci situation yooyu ba xam ne dinañu mën a dund ci sedd bi te duñu am benn jafe-jafe. ñu wax ci leneen association artistes comédiens yi fii ci Sénégal nag amal nañu hommage ki nga xam ne rek mooy journaliste bii di Ndaté Diop te ñu génn àdduna jamono yi ñu weesu moom mi nga xamoon sax moom moo nekkoon maanaam président association journaliste culturelle fii ci Sénégal foofee ca centre culturel Douta Seck fa lañ ko doon amal ginnaaw loole nag amalaat nañu beneen théâtre boo xamante ne rek bu tudd homicide dañ ci jaarale di fësalaat suñu aada ak cosaan ñu teewlu kàddu yi ak Ousmane Niang. théâtre bi ñuy gis léegi mu wuteeg lool théâtre yu njëkk ya mu nekkoon théâtre yoo xam ne boo ko doon seetaan dafay ànd ak njariñ am éducation maanaam yarin gu baax a baax waaye nag léegi li ñu gis ci théâtre yi nga xam ne dañu koy def fii ci Sénégal mu waroog lool suñu dundin maanaam wanewul dara culture Sénégal ak ni nga xam ne dëkk bi noonu lay doxee comédien bi nag nu nu mel mi ngi koy ñaaw. xam nañ ne ci métier bi lañ nekk seen théâtre yi léegi munu donc. ñenn ñi dañuy wax li ci xew ci ay saaga ci ay tenues yoo xam ne rafetul mais aussi ci thèmes yi ci histoire yi ci li ñuy wane environ décor bi ñuy wan donc Sénégal am na leneen lu dul loolu Sénégal dafa am yeneen yu fi nekk lu dul loolu donc nit yi soxla nañ thèmes yu am solo mais soxla nañ tamit ay décor yu am solo ñu wane vrai Sénégal. def théâtre nag mu nekk loo xam ne yombul ndaxte ñu ci bari ñi nga xam ne dañuy def théâtre léeg-léeg dañuy am ay jafe-jafe ngir def ay pièces théâtrales loolay gën a tax sax moom comédien bi mi ngi woote nguur gi woo ministre bi nga xam ne moo yor wàllu ko caada ak autorité yi nga xamante ni mën nañ cee taxaw ñu mën leen gunge jàppale leen sur le plan financier. ñëpp a ngi koy jooytu théâtre yëpp benn kàddu lañ am mooy président Macky ñu ngi koy bàyyiloo xel jox na cinéma 2 milliards fonds ñu ngi koy rafetlu bu baax ndax ñun ci cinéma lañ bokk jox na culture urbaine ñun ci culture urbaine lañ bokk mais théâtre 0 franc dañu bëgg fonds d'appui à la création boo xam ne comédiens yi dinañ mën a dem foofu di am ci fonds bi mën a def ay production spectacle sénégalais yi mën ko jot. théâtre nag am na njariñ bu ñu sukkandikoo ci moom ki nga xam ne da koy def war a mën a def théâtre ba nga xamante ni dana mën a reetaanloo nit ki waaye tamit joxaale ko ci éducation maanaam gindi ko tamit orientation bu gën a gën ndax théâtre mën nañ cee yaree nit. xasante bi ak yëkkante lu mel ni xeme jamono ji ci diggante artistes yi nag nemmeeku nañ ko bu baax a baax li ni mel nag wute lool ak ñi nga xamante ne ñoo daan woy bu njëkk nga xam ne seeni woy dañ lay jàngal xamal la àdduna waaye nag ñenn ci askan wi ñu gis ne loolee dafa bokk ci wàllum musique ñu teewlu ñenn ci askan wi ci reportage Elisabeth. musiku Sénégal dañ ci seetlu yeneen saay ay clash ak ay defante ñenn ñi ci askan wi gis nañ ni musiku Sénégal day gën di fësal wàllum caay-caay. musique jàpp ñu defuñu ko comme avant ay avant def yeewaay yee nit ñi conseil nit
dafa nga dégg musique nga sentir sa bopp quoi mais léegi da ngay déglu musique gars yi genre il te parle de drogue lañ lay gën a wax naan tuux xam nga plané c'est ça quoi il te parle de banditisme quoi léegi musique tu vois loolu noonu te loolu noonu baaxul ci musique quoi bu yàggee day rey musique quoi en fait. am na ñu jàpp ni musique ku démb ute na ak bu tey. wéykat yi nga xam ne ñoo xew bees la plupart ñoom boo xoolee seen son yi parfois lañ ko ci defa am son yoo xamante ni boo ko dégloo xëy na di nga ci gis sa bopp mais lu ci ëpp mën naa wax ni ambiance bay ëpp ak yooyu noonu mais pas li nga xamante ni tey gii nii dalay yee ba nga ci gis sa bopp daal. seetlu si ci yenn ndaw yi mooy clash ak defante am na njëriñ ci utum tur ci wàllum wëy. waa clashante bi man du ma ko bañ parce que clashante dafa bokk ci musique parce que musique loolu moo koy doxal loolu moo koy li nga xamante ni moo koy neexal mooy waral tey ñu xam ku ci nekk foo mënee ak li nga mënee. wareef bu njëkk ci wàllum wëy mooy nekkoon yeete waaye tey jile nemmeekuwuñu loolu kalas ak defante moo nekk moo wëykat yu ndaw yi ci jamono jile. dafa Elisabeth Tine loole nag nemmeeku nañ ko jamono ji fii ci Sénégal ci diggante ñi nga xam ne sax na dañuy door a woy wute lool ak suñu maam yi nga xamante ne buñ daañ woy moom da nga ciy jàngat boo koy déglu da ngay jàngat ci àdduna mu yëddaat la nga gën a am comportement bu am solo. am solo ku si mel ni Mati Thiam Dogo bi mu daan woy naan doom ji jigéen dafa jàngaanewul ndey jaay royukaayam. mi ngi noonu bu ñu fàtte Papa Thione Seck waaw ci ay kàddoom. mi ngi noonu loolu xam nga loolu dafa neex su ko defee da nga si am leçon da nga xam lu muy wax mais saaga wante xasante bi dëgg yàlla je pense que nii man dañ ko jëggaane parce que américains yi ni ñuy rabee saaga yeeg yu bon yi ñu ciy wane yooyu noonu daanaka moo këppul Sénégal léegi. bu njëkk pakoti bu daan wéy da ngay gis mu wax day riim day neex maa dem day am sens. Youssou Ndour wéy mu am sens doo si dégg mu xas kenn wala mu saaga kenn mais fu ñu toll nii clashante bi ak yooyu je pense. benn woy boo xamante ne touché na ma mooy woyu jaamaan mooy damaa jégaani woon. woy boobu nga xamante ne tey ku ko déglu nga nekk ku jóge fu sori ñëw fii ci taax mi ku koy déglu rek dalay gën a forcer nga bañ a fàtte fa nga jóge te nga xam ne tout ou tard fa ngay delluwaat donc woy yooyu dafa nekk loo xamante ne day tax ndaw yi ñu gën a dëggu boo koy déglu da ngay xam li nga war a def mais woy yoo xam ne vraiment boo koy déglu xëy na buzz nga siy jëlee waaye doo ci am lenn loo xamante ne mën na la yee mën na la jàngat ci àdduna donc loolu ndaw yi nga xam ne dañuy dóor woy war nañ delluwaat tuuti ci cadre yi suñu maam yi daan woye moom je pense que ni tamit loolu ñàkk a dem jàng ji aar la rek parce que am na ñu bëri tey sama maam da doon woy sama papa da doon woy jàngoo bu woy bi nga ñëw rek dugg ci noonu règlement bi ak xasante bi xam nga je pense que ni loolu war nañ ko mën a def mais tam comédiens yi ñoom bi ñuy rendre hommage ki nga xamante moom mooy Ndaté Diop dañ fa prox ndollu di ñaan nguur gi gën a yokkat leen maanaam dooleel leen ci côté finance parce que ñoom tamit association yoo xamante ni yaakaar naa ne war nañ leen dimbale parce que ñu ngi kontaan loo askan bi ñu ngi refléter les tares de la société di gën a yokkaat xam-xam askan bi donc je pense que tamit loolu nguur gi war na si mën a jàpp ba jàppale leen. waaw bu baax a baax dama koy wax toujours ki nga xamante ne moom dafa bàyyi liggéeyam toog di def loo xamante ne ngir rek neexal fexe ba askan wi kontaan ku ci amoon problème yaakaar naa kooku aussi mën nañ ko fay ndax ki nga fekkoon nga mer nga amoon ay soucis mais boo ko seetaanee rek du coup da ngay commencer di reetaan donc ñooñu aussi war nañ leen jàppale ci côté finance jàppaleen ci wàllum protection parce que seen liggéey yombul aussi donc lu ñu ñaax nguur gi rek te wàllum aada ak cosaan aussi ci yëngu ci culture loolu dañ ko war a gën a fësal ndax culture bokk na li tax ñu naw la bokk na li tax réew di avancer bokk na li tax ñu koy gën a distinguer ci yeneen réew yi te ñun dañu am aada bu fort ak culture donc nañ ko gën a sàmm jàppale ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ngir valoriser suñu culture. tàggat yaram yaakaar naa ne mbégte lay doon xam ngeen ne nag métti woon na fi ci éliminatoire yi coupe du monde Sénégal mujj am ndam ci kaw Égypte ginnaaw bi mu ko dóoree benn bal ci dara ñu dem ci teg dóor yi mu dóoraat ko kon Sénégal qualifié na ci coupe du monde bi coupe du monde boobee tamit xam nga ne tirage au sort bi def nañ ko niki démb. Sénégal nag nekk ci groupe A bi war a tase ak Qatar ak Équateur waaye tamit ak Pays-Bas mu nekk loo xamante ni ñu yaakaar ne daal Sénégal daf ci dal ñu déglu élément bi indi ci ay leeral.
jil ci ajuma lañ nag xam tirage au sort coupe du monde Qatar 2020 ni mu tëddee Sénégal xam ngeen nag moom mu ngi ci ak yeneen réew yi nga xamante ni dañuy jógee Afrique Sénégal nag moom ci groupe A bi la nekk bokk ko ak pays organisateur bi di Qatar waaye tamit dina laale ak Pays-Bas ak Équateur tirage bi kon bi ñu ko defee jàpp nañu nag ñaar fukk ak juróom-ñeenti réew yi nga xamante ni qualifié nañ ba noppi ñoom ñëpp xam nañu ku nekk ku muy tasel mu war a des nag yeneen ñetti réew yi nga xamante ni dafa des ci barrage intercontinentaux yi ci yeneen réew yi nga xamante ni mooy réew africain yi nag ginnaaw Sénégal Cameroun moom mu ngi ci poule bi nga xamante ni moom mooy poule H réew mii di Ghana mu ngi ci poule D waaye tamit Tunisie nekk ci poule F tirage bi nag nii la tëddee kon ci poule bi nga xamante mooy poule B Angleterre moo fa nekk Iran États-Unis Ukraine waaye tamit ki war a génn ci diggante Écosse ak Pays de Galles ci groupe C bi Argentine Arabie Saoudite Mexique Pologne groupe D bi France Pérou ak ki war a génn ci diggante Australie Émirats Arabes Unis ak Danemark groupe E bi Espagne moo fa nekk Costa Rica wala Nouvelle-Zélande Allemagne ak Japon groupe F bi Belgique Canada Maroc ak Croatie groupe G bi Brésil di laale ak Serbie Suisse waaye tamit ak Cameroun ci groupe H bi nag Portugal moo fa nekk ak Uruguay ak Ghana ak Corée du Sud ñu gis foofu ne kon am na match remake bi fa war a am diggante Ghana ak Uruguay ginnaaw bi ñuy tasee ci atum 2010 Sénégal nag atum 2022 neex na trop ndaxte ginnaaw bi mu jëlee Coupe d'Afrique bi Sénégal dafa mujj qualifié ci coupe du monde bi waa FIFA teg seen loxo nag lu tollook juróom-ñaari milliards ci suñuy koppar ginnaaw koppar gi nga xamante ni am nañ ko ci coupe d'Afrique bi kon Sénégal bu ñu boolonte lépp li nga xamante ni gagné nañ ko dafay tollook fukki milliards ci suñuy koppar tirage au sort coupe du monde ñi nga xamante ni dégguñu mooy muuma yi amal nañ ko àllarba Sénégal nag moom mu ngi ci poule D bi dina fa nag laale ak Ouzbékistan Grèce ak Mexique ñu teewlu Abdoul Aziz Dieng moom mooy entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal ginnaaw bi mu jëlee coupe d'Afrique bi waaye tamit bi mu déglu ne tirage bi génn na. démb lañ doon def tirage yu donc 4 poules de 5 équipes yi nga xamante ni ñoom ñoo war a jongante donc Jeux olympiques yi voilà donc aussi mu nekk ay équipes yoo xamante ni bon peut-être comme ni ma ko waxee tout à l'heure rek c'est-à-dire vraiment c'est des équipes yoo xamante ni xamuñu leen voilà donc di souhaiter daal vraiment que tous ces équipes là que ça soit le Mexique la Pologne ak Ouzbékistan ak la Grèce vraiment donc ñu nekk suñu portée waaw de toute façon ñun on s'est très bien préparé voilà donc te xam naa ni incha allah danañ joxe lépp li ñu am parce que équipe bi maanaam pour mu gën a mën a am taxawaay daal foofu voilà donc incha allah donc dañ ko def donc ça fait presque un bon bout de temps ñu ngi liggéey presque 2 mois donc ñu ngi liggéey vraiment avec les nouveaux yi nga xamante ni donc ñoom lañ jël pour ñu gën a renforcer équipe bi macha allah ensuite vraiment ñu ngi def ay matchs amicaux vraiment donc ak ay équipe yu mag vraiment te di ci am ay résultats yu baax vraiment pour mieux nous préparer. ci fàttali ñaar fukki réew ñoom ñooy jongante ci li nga xamante ne mooy coupe du monde boobee ñu war ko amal ci diwaanu Brésil fanweeri fan ci weeru avril jàpp fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2022 kon nag Sénégal moom mu nga ca di fa teewal tamit Afrique ginnaaw bi mu nekkee champion en titre. ami Sénégal qualifié na météo na lool laser yeeg yëpp yaakaar naa ne Salah moom dootu ko ñaareel ndaxte laser nañ ko ba mu aj bal ba ca kaw ba muy door penalty. ma ne bés boobu talaata bi dafa meloon ni dañ dundaat coupe d'Afrique bi. talaatay ndeer la woon talaatay ndeer raw na ko ndax man mii dama doon julli timis mais dama mujjee arrêté ñaari raaka mosuma gis ko julli timis ñaari raaka sëlmal nga daw def nga lu ëpp nag. ma daw def nga lu ëpp de am ñu ne Sadio Mané moo war a dóor ma tiit ba dem sëggaat waaye mujjumaa eggali julli bi ndax pression. donc nga xam ne vraiment Sénégal. nañ joueurs yi nañu xam ne peuple bu nekk seen den ñoom seen ginnaaw doole bu ñu am ñun ñi dañuy tax suñu lépp day yàqu da ngay concentré wu sa fit bi vraiment ñuy leen di jaajëfal ci ndam bi nga xam ne am nañ ko man nag sama xel màccu bu baax a baax ci wàllum football ndax ñooñee pays yi nga xamante moom la tasee waaw xaw ma leen bu baax donc damay xam naa Pays-Bas moom xam naa ko ndax je pense que mës nañ tase xaw ma coupe d'Afrique la ma du coupe du monde laa mën a wax. Pays-Bas noonu Pays-Bas mosuñu tase. mosuñoo tase Équateur man xaw ma leen. te Qatar Équateur moom mos nañu tase amical Sénégal la ko dóoroon 1-0 loolu yàgg na nag. yàgg na donc mu nekk loo xamante ne aussi dama leen di ñaax rek jom bu ñu def vraiment. ba indi ñu coupe d'Afrique bi nañu fexe noonu. xam nañ Sénégal yëpp ñu ngi seen ginnaaw waxuma Sénégal mais monde entier. ndax yaakaar naa ne après la victoire bu ñu amaat boo seetaanee ci réseaux sociaux yi. monde bi yëpp ñoo féetewaat loolu. donc mu nekk loo xam ne suñu mbégte la waaye di la ñaanal ñu gën a góorgóorlu yokk doole bi ndax gis nañu pays africain yi kenn masu ci dem final coupe du monde wala demi final donc ñu ne continent bu gën a sonn ci wàllum loolu nañ fexante ren nag ñu dem ba final
amiin yàlla na la yàlla dégg dem ba final jël coupe du monde bi. mën nañ ko ndax bu ñu xoolee Sénégal joueurs yi mu am yëpp wax dëgg yàlla poste boo dem rek ay ténor nga fay fekk. kon ñu ñaanal bu baax a baax gaynde yi yaakaar naa ne Qatar du yomb parce que Qatar moom mu organiser affaire yi. voilà Pays-Bas tamit équipe bu mag la. dem na ba final mondial. Équateur aussi équipe bu naqaree footballeur la parce que ñoom dañuy daw ay noir lañ comme ñun Amérique du Sud la ñu nekk te boo xoolee Amérique du Sud ñoom ñoo éliminé woon Sénégal ci coupe du monde bi ñu wees Colombie. donc kon Sénégal pour dire que match yu métti la am parce que ñetti continent yi des yëpp ñoom la amal affaire Asie Europe ak Amérique du Sud donc du ñaanal Aliou Cissé te yaakaar naa ne wax dëgg yàlla am na gune yu am jom. yoo xamante ni dinañ mën a résister dinañ yóbbaale jomu gaynde su ko defee ñu mën a indi coupe bi Ami yaakaar naa ne mbir mi jeex na de. xanaa rek ñuy tàggatoo mbokk yi di leen wax nekk kontaan lañ amaat encore une fois nekkaat ak yéen ñu leen di jox dig daje ba si beneen samedi bii di ñëw ñu leen ñaan nag ci weeru koor bi ñu ndorteel nañ ci tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim jeexalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may ñu kàttan vraiment nangu suñu koor te jéggal ñu suñu bàkkaar maa ngi ñaax nag sama mbokk joolaay ak pël yi te ñu xam ne lii weer kese la léegi mu jeex te koor gi bu leen def loo xamante ne dinaa si ndax fu ma gis joolaa wala pël dinaa ko dugal ci réseaux sociaux moomat man tamit di la jaajëfal ànd ak yow saa su nekk ci plateau bi di la jaajëfal di la souhaiter un bon ramadan. merci beaucoup Ami di jaajëfal bu baax a baax téléspectateurs yi amoon mbégte bu baax a baax di leen indiwaatal li nga xamante ni moom moo fi jot a jaar si wàllum xibaar di ñaanal suñu gaynde yi coupe du monde bi ñu jëm yàlla may leen fa ndam waaye tamit di ñaanal ñi nga xamante ne ñooy mbokk téléspectateurs yi ñu dugg ci weeru kooru jàmm génn si ak jàmm nuñ koy waxee Ami ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim ñu génn si alhamdulillahi rabbil alamin di ko ñaanal kulli muslim donc mu ngi noonu kon Time for Africa la di leen jox dig daje ba beneen samedi incha allah.